man maay Pape Baye Diop directeur communication ak relations extérieures bu Aquatech. dañu tàmbalee ci ay conditions yu metti en 2018 parce que li nga xam ni moo laloon contrat bi am na ci yu bare yoo xam ni àndul ak démarrage bi 2018 la waroon démarrer mais démarré wul 2018 ñi ngi ci 2021 programme yooyu yëpp yi ci bare ci 2021 bi lay démarrer mooy beesalaat forage yi mooy sellal ndoxu bi askan bi di naan mooy yokk jox askan bi ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw mooy jox leen branchement ainsi de suite léegi lay démarrer te loolu bu démarrer bu eggee jàpp naa ni problème mu ndox bu dina nekk suñu gannaaw boole si Sénégal dafa duggoon si benn système pour amélioration de la fourniture en eau pour Dakar moo tax système mu lac de Guiers Dakar dañ ko déconnecté woon pour liggéey ko mooy KMS 3 ce qui fait que am na zone yu bëri yoo xam ni ñu ngi woon si axe bi amoon nañu ay jafe-jafe tey di yàlla def na KMS 3 ngi démarré ça veut dire que situation bi dina dellu si waat à la normale ndox bi dinañ ko mën a disposer fépp si ligne bi nga xam ni moom moo nekk mooy li ko dalee Lac de Guiers jaar Mboro jaar Taïba Ndiaye jaar Jandeer ba yéeg si kaw wala melo donc loolu tamit dafa am benn problématique boo xam ni dafa am importance mais di wax ni rek ba ñu démarré coow li bari na torop suñu dëkk moom noonu la mel day am coow mais coow baax na mais quelquefois coow li koy indi mooy information boo xam ni baaxul information boo xam ni eggul information boo xam ni vérifié wuñu ko moo tax ma bëgg bu askan bi di am information yéen ngeen xam ni pouvoir ngeen ci Sénégal que ngeen fexe ba information bi nga xam ni askan bi moom la am muy information boo xam ni dafa taxaw dafa dëggu yombul moo tax il faut que ngeen def seen travailleur enquête comme police ni muy enquêté wala gendarmerie pour xam lan mooy dëgg bi ak lan moo dul dëgg pour mën a joxe information parce que pouvoir ngeen donc ñi ngi yaakaar ci yéen pour que information bu baax bi du pour wax Aquatech société bu baax la wala diw société ku bon la mais pour que simplement information bi nga xam ni moom moo war a egg ci askan bi mu egg ci askan bi tàmbali bi nag metti na torop yàgg nañu wax mag yi yàgg nañu wax diggante simeeku ak solu fokk yaramu neen am problème bi mooy yaramu neen bi warul yàgg li indi yaramu neen bi nag mooy ba ñuy tàmbalee état du Sénégal dafa amoon ay matuwaay yoo xam ni moo ko waroon jël mooy dafa mel na rek buñ la luwee kër kii la luwee kër gi am na yoo xam lu tuuti as tuut boo xam ni war na ko def laata yow ngay dugg ci biir kër gi mooy jox la kër bu am parentère jox la kër bu am bunt jox la kër bu am ndox après nag yow nga yore ko di fay location ba pare entretenir kër gi ba keroog bi sa contrat di jeex nga delloo ko kër gi di mu meloon wala bu ko gën loolu mooy délégation de service public moomuñu dara fabriqué wuñu forage du ñu ko tabax forage du suñu liggéey extension de réseau du ñu ñoo koy def dafa am matuwaay yu bare yoo xam ni nguur bi jox nañu contrat bi mais dafa am yoo xam ni moo koy dencal boppam ba ci maire yi sax am na yoo xam ni ñoo koy defal seen bopp mais donc ku nekk am nga liggéey boo xam ni moom ngay def waroo weesu liggéey boobu te suñu liggéey tabax forage bokk ci mais suñu liggéey dañu ne dañ leen di jox installation yi beesalaat ko yokkal leen ci ay système yoo xam ni day sellal ndox bi defal leen branchement jox leen branchement yoo xam ni askan bi ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw ñu jot ci ndox bi ba pare nag fixer prix wu ndox bi ne leen am leen liggéey leen ñu contrôler leen bis bu nekk pour que liggéey bi ngeen def ko ci diir bi nga xam ni moom la nguur bi jox muy 10 ans problème bi mooy yooyu ma wax noonu parentère yeeg bunti yeeg yooyu robinet yeeg yooyu yëpp ba ñu egsee dañu fekk kër gi mu manqué parentère mu manqué bunt mu manqué yenn kii yi ñu démarré ci condition yooyu
am na ñoo xam ni bu doon ñoom duñ ko démarrer il faut dire les choses tey jii ñun sax ñu ngi rëccu li nga xam lu tax ñu démarrer parce que mënoon nañu xaar ba yooyu yëpp am mais problème mu ndox dafa bokkul ak problème mu mburu wala problème mu suukar mën nga toog 1 mois doo lekk mburu du changer dara si yow mais mënoo toog 1 jour te naanoo ndox donc il fallait ñu jàppale état bi démarrer ba pare nag di xaar matuwaay yi ñëw loolu moo indi problème yu bare ba ñuy démarrer nag matuwaay yooyu nekk fu woon tey jii 2021 mën naa janoog yéen pour wax leen ne leen matuwaay yooyu taxaw na yéex na mais taxaw na mais diggante boobu indi nañu ay jafe-jafe tey jii ñi ngi beesalaat forage yi si Thiès ak Diourbel ñi ngi sellal ndox yi si système coloration yoo xam ñi ngi koy commencé installé foo leen dem yóbboo ngeen laajte man je vous dirige pas tànn leen ngeen dem fenn foog yooyu laajte ñi ngi commencé branchement yi ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite extension de réseau yi ñi ngi ñëw donc tey jii gën nañu pare pour janoog yéen pour wax leen ne leen ah lii de moo doon situation boo xam ni démb la woon mais situation mi ngi évoluer mu des nag loo xam ni mooy prix wu ndox bi parce que dégg nañ si lu nekk Aquatech yokk na prix wu ndox bi Aquatech def na lii Aquatech branchement yi dégg naa sax ñu naan Aquatech branchement 1 million lay facturer branchement lu nekk dégg nañ ko mais mënuñu à chaque fois bu di jógee wax ñu tontu ko moo tax tey jii ñu décider jël conférence de presse des années après suñu démarrage pour wax ni rek jamono boobu diggante 2018 ak léegi ñu ngi doon liggéey pour janoog yéen pour wax ak yéen la ñu tànn nag pour wax ak yéen ne prix wu ndox bi état du Sénégal moo ko fixé si salle bi fii balaa ngeen fi jógee ku nekk di nga am benn exemplaire u arrêté bi nga xam ni ministre Mansour Faye de l'hydraulique parce que boobu jamono yooyu du woon ministre de l'eau ministre de l'hydraulique moo ko signé ak ministre bi nga xam ni mooy ministre des finances Amadou Ba moo ko signé fixé prix wu ndox bi si ay tarif yoo xam ni leer na nañ ku si nekk dina la jox arrêté tarifaire parce que bëgg nañu nag depuis 2018 ñu ngi koy coow bëgg nañu mu arrêté te loolu kayit boobu gouverneur am na ko préfet am na ko sous-préfet am na ko maire am na ko am na ay journalistes yoo xam ne am nañ ko donc loolu bëggoon nañu ko côté boobu mu leer léegi nag li ñuy ñaan mooy fépp ak lu ñuy wax mooy fépp foo xam ni bàyyi nañu ñu liggéey te coow amul parce que am na ay nit yoo xam ni amoon nañu ñoo yore woon forage bi di si def li ñu bëgg wala yu mel noonu wala ñuy def lii wala famille bi yore forage bi wala ñii wala kii ak yooyu yëpp wala sëriñ si dugg fii wala yu mel noonu yooyu yëpp lenn leer na te gis nañ ko tey mooy fépp fu ñu bàyyi ñu liggéey suba tey jii buñ fa demee dañuy rafetlu boo demee tey kër Sambakat boo nee Aquatech dégage ñu ne la Aquatech du fi jógee boo demee xam naa nga ne leen Aquatech bu dégage ñu ne la Aquatech du fi jógee boo demee aneen nga ne leen Aquatech dégage ñu ne la Aquatech du fa jógee c'est pas parce que dañu bëgg Aquatech mais parce que dañu toog ay années yoo xam ne amuñu ndox tey ji am nañ ndox pourquoi ñu am ndox parce que Aquatech dafa yàgg xeex bañ a tontu ñi nga xam ni ñoo ko doon def yore ay équipe yoo xam ni guddeeg bëccëg ñi ngi ci terrain bi di liggéey pour que askan bi am ndox te ñooñu di liggéey ay sénégalais lañu amu fi canadien amu fi japonais amu fi burkinabé ay sénégalais kese ñoo fi nekk ñii jóg ay soose lañu ñii ay joolaa ñii ay tukuleur ñii ay pël ñoom ñëpp ñu fi amul benn dëkk boo xam ne nag amuñu droit liggéey man en tant que sénégalais amul benn dëkk boo xam ni mën nañ ma fa tere liggéey c'est mon droit comme yéen amul benn dëkk boo xam ni war nañu mën a tere journaliste mu egsi foofu pour di wut information parce que c'est ça un pays mais li ñu bañ mooy suñu agent yi nga xam ni bés bu nekk dañuy liggéey xarañ nekk ci terrain bi il est pas question que ñu laal benn karaw il est pas question que ñu agressé leen parce que noppi bi ñu noppi ci coow yi nga xam ne nit ñi dañ koy wax duñ ko noppi bu ñu laalee agent wu Aquatech parce que day def liggéeyam tey jii yéen presse bi kuñ ci laal ci benn raison ou une autre normalement waxuma yéen sax boo leen porter plainte mais seen entité moo xam RFM moo xam 2S moo xam Thiès 24 moo xam lu mu mënti doon
dañu war a seen entité moo war a porter plainte. On ne touche pas du ñu laal seen agent parce que seen agent seen liggéey la ñuy def ñoom ñoo leen war a couvrir de cette même façon Aquatech ku laal agent yi bu dee cour international dinañ fa dem ñaxtu nag dëkku république lañ nekk ku mu neex ñaxtu c'est un droit te am nga droit ñaxtu mais amoo droit dóor nit parce que boo ko dóoree dootul ñaxtu boo ko agressé dootul ñaxtu te dafa am ay systèmes yoo xam ne dañ ko teg en place am administration territoriale yoo xam ni dañ ko teg en place mooy sous-préfet mooy préfet mooy gouverneur mooy maire boo amee looy kaas am nga droit dem ci sous-préfet dem ci maire dem ci fu nekk pour kaas ko mais amoo droit dóor kurpañ je suis désolé donc loolu bëggoon naa mu leer ñu relayer ko ne agent Aquatech buñ ci laal dina mujjee fi nga xam ni moom la war a mujjee parce que loolu bokkul ci délégation de service public di terminer nag di rafetlu seen ñëw encore une fois defuma procès wu presse yàlla bu ma def procès wu presse parce que presse dafa di benn instrument boo xam ni bu amul rek dëkk day sorox c'est pas un procès c'est que en tant que citoyen te ba may wax dama ne c'est le citoyen qui parle bëgg naa sama presse mu nekk benn presse boo xam ni dafa objective pourquoi parce que presse pouvoir la ni ma bëggee exécutif bi pouvoir exécutif mu objectif noonu laa bëggee pouvoir judiciaire bi mu exécutif mais de la même façon je veux que le pouvoir de la presse mu objectif objectif mooy lan mooy wax li am kese bu dee loolu nag dañ yaakaar ni loolu mooy procès c'est pas un procès parce que man mi en tant que citoyen bu may wax ak yéen sax dama war a objectif astama yéen mi nga xam ni yéen a yore relais bi pour information c'est pour que nit ñi xam exactement lan moo am kenn ñaa waxul presse pour ñu faral Aquatech yàlla boo leen faral Aquatech wala boo leen faral keneen li ñu wax rek mooy da ngeen war a fexe ba li nga xam ni moom mooy relais mu nekk loo xam ni moo am parce que c'est très important parce que dañuy nekk ci benn dëkk boo xam ni on a un taux d'analphabète on a un taux très important donc yéen ay compenser seen manquement yi mooy maanaam lu nit ki comprendre bu seetaanee télé wala bu dégloo rajo bu ko comprendre presse bi moo ko war a leeral mu xam ko donc maa ngi rafetlu seen ñëw di ñaan ñu continuer collaboration ci diir bi nga xam ni moom mooy suñu jigéen wala bu ko weesu di ñaan tamit yàlla may ñu kàttan pour que fii ak quelques mois fii ak quelques semaines ñu mën a dajewaat parce que daje bi c'est très important dañ ko war a def au quotidien mënoon nañ ko def sax en 2018 ba ñu démarré mais c'est que problème bi moo doon liggéey bi moo ñu yitaloon mais di ñaan collaboration bi ñu koy continuer di ko renouveler pour que information bi nga xam ni moom moo am importance nit ñi mën ko xam. dama ne ministre li muy wax ministre bi ci cadre ministre la nekk moom rôle am lay jouer comme yow li ngay wax yow journaliste sa rôle ngay def man li may wax sama rôle lay def ku ci nekk yaa ngi sa rôle ak ni ngay gisee liggéey tey jii bu ñu liggéeyee mu baaxee bu bonee am na ñoo xam ne dañuy contrôler au premier titre mooy ministre bi daf ñuy contrôler am na OFOR daf ñuy contrôler am na ñoo xam ne ñi ngi tey jii wax nañ ko léegi ñi ngi Aquatech foofu di ñu contrôler donc yooyu yëpp ku nekk day des ci cadre bi mais kuy muy ministre bi muy yow muy man ak ku mën ki doon coow li yëpp benn mission rek la ñu am mooy askan bi am ndox te defe naa loolu nga bëgg loolu laa bëgg ministre bi loolu la bëgg xëy na ku ci nekk sa gis-gis nii lay jaar c'est normal nit moo mel noonu ñii gauche lay jaar nii kii Messi buy fubal en général bu jaaree à droite lay affaire bi di baax mais yenn saa yi gars yi koj ko à gauche mais adduna moo mel noonu mais ñëpp xam nañu mu jaar à droite wala mu jaar à gauche yëpp bii bi nekk ci kanam bii la bëgg a dugal c'est la même chose objectif bi mooy askan bi am ndox ni mu koy amee nag ku ci nekk am nga ci sa xalaat da ngay ñëw teg ko ci taabal ba ci yéen journalistes yi parce que yéen journalistes yi yéen a ngi ci biir kër yi da ngeen di naan ndox donc vous aussi vous êtes impacté donc ku ci nekk day xalaat ministre bi nee na keroog
comme ni nga wax xëy na si manquement yi ñuy def mooy asifor yi la ñu boolee su suñu liggéey mais man jàpp naa ni du manquement parce que man dama jàpp ni ba ñu egsee bu ñu boolee woon asifor yi si kii bi liggéey bi dina yéex pour quelle raison wax naa ko sànq fii mooy données d'exploitation parce que liggéey ndox monsieur Guèye ngi nii liggéey na SDE liggéey na fu nekk am na liggéey boo xam ni boo ko liggéey naree liggéey mooy liggéeyu ndox te xamoo ndox bi fan lay jaar billaahi tu vas perdre du temps te affaire ndox amul temps pour perdre donc il fallait que ñu associer leen kooku benn la deuxièmement ñoo xam population yi troisièmement ñun si suñu xel mu ñëwoon concevoir que ay nit yoo xam ni nekk pendant des années di liggéey si ndox bi nekk bénévole di si dégg lu nekk nag parce que du Aquatec rek ah Asifor dégage yi avant Aquatec di ñëw avant DSP bi ñëw Asifor amoon nañ problème de am na ay Asifor yoo xam ni population yi porté leen plainte wala yu mel noonu donc ñu dégg loolu ba pare ñu bàyyi leen ñun ñu egsi ne leen pousse leen ñun ñooy liggéey non on peut pas concevoir ça si suñu xalaat moo tax ñu jël leen te ma boole si recommandation mooy maanaam xelal la woon boo xam ni moment bi ñuy signé contrat bi dañ ne woon bu leen fàtte ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon démb si kaw mu nekk Asifor boo xam ni amul coow parce que am na ay Asifor yoo xam ni sincèrement kenn mën la woon associé te on les a pas associés mooy ñi nga xam ne nee nañ président dafa détourné dem Espagne wala yu mel dafa yóbbu 14 millions ñi kii takk troisième femme wala yu mel non kooku mun ñu ko boole mais y avait des Asifor importants comme celui de Kayar bu ñu ñëwee Kayar tey bu ñu liggéey ak Asiforu Kayar bi bu ñu leen boolewul si suñu liggéey mais ça veut dire que ñun amuñu xel au contraire loolu mooy yombalal liggéey bi puisque ñoom li ñu bëgg ak ñun li ñu bëgg ak nguur bi li mu bëgg ak ministre bi ak président li mu bëgg mooy askan bi am ndox donc naka lañ koy defee si xel noonu lañ koy defee donc ça veut dire que quelque part ku nekk am na gis-gis ministre bi am na gis-gis ñun am nañ gis-gis am nañ kii ku si nekk sa gis-gis nag mooy gis-gis bi nga yaakaar ni moom moo baax pour dem fi nga xam ni mooy objectif bi mooy bi ñu bokk c'est tout